ñoom dinañ ci veiller dinañ def de telle sorte que gel hydroalcoolique yi nga xam ne moom la population bi soxla ñu bàyyi ko ci structure de santé yi ba ñu mën a xam bu baax ak bu bon en même temps aussi dinañu mën a li ñu leen di conseiller moom pour sénégalais yi la loolu ku ko dem daal ba koy jënd nga jege benn pharmacie jënd ko je pense que loolu moo gën a yenu maanaa ngay koy dajeek marchand ambulant yi sama mbokk yi nañ ma baal mais gel hydroalcoolique bi dafa am solo te sénégalais yëpp jàpp nañu suñ ko amee ils sont protégés d'un côté donc ñu jox leen bu baax aussi je pense que daf ciy am solo docteur Awa damay revenir at ci yow docteur Awa dañuy xool information au niveau mondial li xew bu ñu demee ba gis ay médecins di faj bay nelaw ndax ñàkk a mën a maîtriser maladie bi xëy di woote def ay vidéo nit ñaan seen mbokk naan toog leen seeni kër wala ñu gis tey fu mel ni France ak nu mu toll xëy na Sénégal lañ nekk mais xam nañ ni France moo ñu ëpp doole ci côté yu bëri ñoom ñu dem tey ba seeni kër kenn génnatul ñu confiné wu carrément c'est-à-dire lu mënul ñàkk la ñuy génn mooy dem jëndi lekk yeneen commerce yu ndaw ndawaan sax ay salle de gym ay cafétéria ay dem resto lépp ñu tëj ko abandonné ko bu ñu tollee tey situation boobu au niveau mondial ñu ñëw tey suñu réew Sénégal des gens se permettent de dire que ni feebar bi amul wala di bind ay publication di wax que ni peut-être cas yi ñuy déclaré ëpp na loolu jaaru nit ñooñu lan lañu mën a yàq ci psychologie sénégalais yi ak nan la lañ leen wax pour lan nga leen di conseiller. bon li nga wax nii li ci am solo mooy buñ ko banaliser rek dañuy ragal li am Italie am fi parce que ñu ngi rafetlu vraiment ndogal bi état bi jël. pour que képp ku fi waxati dañ naan fake news ñu tëj la parce que tamit nag lii crime la ah parce que feebar buy law ci àdduna am ñu muy rey nga ne lii amul xam nga tamit boo xoolee sànq docteur Malé bu ngi koy wax les personnes vulnérables les personnes de plus de 65 ans Sénégal ñi am diabète bëri na te ñooñu ce sont des sujets à risque te am nga loo wax lu am solo mooy boo gisee ñii dañoo submergé italiens yi. man j'ai regardé cette vidéo médecin bi di ñaan pour ñu toog parce que boo xoolee structure de santé yëpp liñ naan unité de soins intensifs et de réanimation dafay limité Italie loola leen dal nag nit ñi di feebar di ñëw ñoo ëpp maanaam unité de soins yi donc ils sont dans l'obligation di choisir naan kan la ñuy sauver wala kan la ñuy bàyyi mu dee loolu yàlla ñu ci yàlla musal te loolu noonu li ko mën a éviter dëgg mooy que ñëpp conscient ne feebar bi am na ñëpp jël seen matuwaay déglu li leen autorité sanitaire yi wax ñu def ko ba pare nekk vigilant comme li nga wax sànq responsabilité individuelle vraiment loolu lu ñu war a taxaw la te état bi ñu ngi koy gën a dooleel ne bu mu si dellu ginnaaw fii ku fi waxati loo xam ne vraiment dafay lëndëmal xelu nit ñi alors que vraiment na leen yoon woow nag ñu bàyyi ñun surtout autorités sanitaires yi ak ñu xool ni ñuy gérer crise bi ba génn si ak salaam. waaw matukaay yi moom c'est normal que ñu jël ko parce que bu ñu nekkee période épidémie moom li ñuy wax rek fagaru moo gën faju moom te aussi tamit nu ñu def ba nga xamante ni dinañ limiter contamination dinañ limiter ni feebar bi di wàllee dañ koy def lu mel na ko comme ni nga gis ci bunt bi malade buy dugg dina raxas loxoom. buy génn tamit dina raxas loxoom te aussi tamit chaque suba su nekk dinañu ak ay acteurs communautaires dinañ ñëw malade yi fi nekk ñu sensibiliser leen parce que Kër Mbaye Fall dafa nekk population boo xamante ni macha allah population bu mag la moo tax chaque 9h wala 8h30 dañuy am na ay acteurs communautaires yoo xamante dañuy toog ci ay gestes yoo xamante ni gestes yu banal la expliquer leen naka la ñuy raxasoo naka la ñuy moytoo feebar bi. di leen am na ñoo xam dañuy def démonstration lavage des mains loolu moom chaque suba ñu ngi koy def te aussi tamit malade yi tamit yiy ñëw yi au moment bi ñuy def consultation bu ñu fekkee malade boo xamante ni dafa ñëw di présenter ay taux yooyu di leen ko sensibiliser au moment bi ñuy def consultation bi di wax ni daal dispositif yi ñu jël mooy surtout ñu limiter contact gi mooy lan li ñuy wax serrer les mains joxante loxo bi. joxante loxo moom lu ñu ko mën a bàyyi moo gën moom te ñuy tamit di utiliser alcool yi nii nga xamante ni buñ paree dañ ci laal suñu loxo
limiter ci contamination bi ak aussi tamit dajaloo yu bëre comme ni ko docteur waxee sànq nañ ko limiter parce que jamono jii léegi lu waaye mën a booy génn ci biti fekkee du farata toogal sa kër moo gën parce que kenn xamul kan la parce que nit a ngi dox di wax wala di dajaloo ay di dajaloo ci ay mbooloo yooyu yëpp wóorul luy farata daal mooy bu fekkee am nga loo war a lijjanti nga dem lijjanti ko dellu si waat moo tax boobu ba léegi ñun tamit ñu ngi nekk ci sensibilisation bi bàjjenu gox yi ñu ngi ci le terrain di def ay VAD di leen expliquer feebar bi nan moo koy joxe ak yoo xamante ni wàllu sensibilisation bi ci comme ni ko waxee woon joxante loxo bi limité ko yooyu yëpp daal ñu ngi koy def au niveau communautaire parce que loolu daal moo ñuy gën a aar ci feebar bi que yeneen information yi ngay dégg parce que li nga xamante ni boo ko moytoo mën na am feebar du la laal loolu moo ëpp solo que ngay toog di ko banaliser wala di wax loo xamante ni wóorul ku amul daal loo xamante ni am nga loo koy laaj am nga looy laaj ci feebar bi boo rapproché ci personnel de santé dina la ci gën a leeral moo gën ngay dégg des fois wala nga seetaan benn vidéo naan lii amul wala yooyu daal nañ ko moytu moom donc nuñ ko mën a moytu rek nañ ko moytu te wax nit aussi tamit épidémie moom comme ni ko docteur waxee bu amee moom mën na gaaw comme mën na yéex bu gaawee gaaw fi jógee mooy bu fekkee dañ jël suñu matukaay yi nga xamante ni mooy tax feebar bi bañ a law mais su fi yàggee rek mooy dañ ko banaliser dañ ko négliger ku nekk jëlu sa matukaay te foofu moom ñaan fa yàlla yëg on est dans un pays boo xamante pays en voie de développement la amuñ yenn moyens ku gis ay Italie ni mu mettee jamono jii nii ñaanuñ yàlla yegg ci cas yooyu kon li gën daal comme raxas loxo yi nañ ko respecté gel hydroalcoolique yi nañ koy appliqué di kër yi tamit la même chose li ñuy def fii normalement la ñu war a def ci kër yi nañuy wax njaboot bi ñuy raxas seen loxo di leen téye ñu bañ def rassemblement yi yëpp ñu wàññi ko loo xam ne lu farata daal ñu def ko lu farata moom ci wàllu dem beeg dikkalante bi tamit ñu limité ko loolu daal bokk na ci jumtukaay yi.